di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu dañu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. ma ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. waaw ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di lundi le 27 décembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu fekkee beneen bis teew fii ci seen kanam fas yéene leen faram fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di nuyu sénégalais yi niy déglu nekk fii ci Amérique di nuyu aussi sénégalais yi nekk ca Espagne di nuyu sénégalais yi nekk ci Sénégal ak ci Afrique di nuyu ñi nekk Italie ak ñi nekk un peu partout à travers l'Europe fàttewuma ñi nga xamante ne ñoo nekk Canada ak Brésil ak Argentine loolu mooy par ordre d'écoute maanaam ci ñi nga xamante ne ñoo ëpp ci ñu ñuy déglu fi ñu nekk noonu laa leen nuyoo di nuyu soxna Rama Diagne di ko ñaanal jàmm yàlla may ko wér barki démb def na benn live ci Facebook bi ma gis ko baat bi ni mu mel neex ma lool moom nga xam naa du ñàkk ñu gis ko fan yi incha allah bu ko yàlla mayee wér nañ ko continuer di ñaanal ngay nuyu Ahmadou Diop di nuyu ñëpp rek ku ci nekk fépp fu Sénégal a nekk ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu maa ngi nuyu aussi waa Kaolack xam nga yàlla ci yërmandeem ak ndimbalam dimbali nañu ba ñu ubbi fa benn studio de production ñu koy sante sunu borom ñu teg ko ci loxo Eli Birahim Ka nga xam ne at yi ñu génn yëpp mooy jouer rôle sunu correspondant foofu noonu ca Kaolack di nuyu Matar Diouf ma nekk ca Fatick maa ngi nuyu daal samay collaborateurs yi nga xamante ne tapis dans l'ombre
nga xam ne du ñu leen gis te fekk ñoom ñooy def la rajo bëgguma leen a lim waaye xam nañu seen bopp xam nañu importance bi ñuy joué ci di ñu jàppale te fayuñu leen ko joxuñu leen ko ci koppar mënuñu leen koo fay ndax seen performance mënuñu ko fay donc maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ñu xam ne ñoo ko bokk di gërëm aussi ñi nga xamante ne ñoo ñuy encouragé sama secrétaire ak ñeneen ñi nga xamante ne ñii ay écrivain lañu ñii ay cinéaste ñii ay lu ne corps bu nekk mu ngi ci corps de métier bu nekk boo defee erreur ñu jubbanti la di la jox ay orientation ay tegtal ñooñu ñëpp bu ma leen doon lim duñu fi jóge maa fi ëpp staff macha allah ndax cofeel gu ñu am ci ñun rek bëgg ñoo jàppale di ñu dimbali waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndimbal du ay affaire rek du jox la koppar waaw naam jox la koppar ci la bokk waaye dimbali la ci xel moom moo gën a diis te moo ëpp njariñ te lu ëpp ci loolu lañ ñuy defal ak ku jël tempsam di ko passer pour yow donc maa ngi nuyu waa Kaolack yëpp di wax incha allah bientôt Dakar ak beneen i gox yoo xamante ne par ordre d'importance parce que xëccoo la capitale amul njariñ waaw moo tax réew mi bu ñu koy defar gëm naa ne bu ñu ko tàmbali woon ci région yi doog a ñëw ci capitale bi mooy gën capitale moo gën a cher moo ëpp indiscipline fa la ñëpp di dajaloo boo ko bëggee soppi day jafe boo ko tàmbalee ci biti ñëw from out in di nga changé lu bari te noonu la ñu ko war a defee donc ginnaaw nuyoo bi xam ngeen ne tey jii la ñu inauguré bopp ndax ñun on a 8 heures de différence entre Dakar ak Californie maanaam sax dama naan le west coast des États-Unis am nañu 8 heures de différence bu ñu nekkee ci 8 heures du matin ñoom ñu ngi ca 4 heures seen ngoon weesu na donc inauguré nañu li nga xamante ne moom moo di TER bi TER bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar ay at vraiment ñu pousse inauguration bi daanaka lu bari yoon ba mu am ci jamono joo xamante ne kenn mënut a xam sax kañ lañ koy inauguré yàlla dogal na inauguré nañ ko tey maa ngi lire ci information bi ministre bi nga xamante ne moo jiite wàllu wi jëm ci wàllu woowu muy Mansour Faye nee na dinañu am fukki fan ak juróom yoo xamante ne c'est gratuit waxtaanu TER bi sax defoon naa ko semaine bii ñu génn parce que des fois dañuy jël ay sujet à l'avance interpréter ko dugg ci prospection wax ci ma répété waat sama bopp may wax ne nañu bañ a def erreur bi ñu defoon ci monument de la Renaissance ma leen doon nettali kilifa diine ak kilifa politique bi ma fi amoon a waxtaan ci ay jamono fekk ñu dégg ko ci presse bi muy wax ne lii mbirum xërëm la di expliquer lu ne ci àdduna bi façon xërëm yi xew te loolu yëpp mu ngi ko tegoon ci opposition ak parti politique am ci la demee ba ñu tabax monument bi yàlla dogal Ablaye Wade jóge fi ma invité ko ci rajo bi di ko laaj question parce que moom li mu waxoon mooy bu ñu fexee ba Abdoulaye Wade jóge fi dañuy daaneel xërëm bi nga xamante ne moo nekk Dakar te ñu yàlla def Ablaye Wade jóge fi ma dajeeg moom bi ma waxtaanee ak moom ci wàllu politique ba noppi ma laaj ko ne ko léegi di ko liiral moom li mu waxoon ca jamono ca daaw ma ko koy liiral mu ne ma ça c'est du passé on n'en parle plus y a plus besoin d'en parler c'est du passé ma ne ko nag mën na nekk passé mais yow yaa wax ne bu ñu Ablaye Wade jógee ki koy remplacer dañuy wax ak moom liggéey ci pour ñu déboulonné ko ndax loolu yaa ngi ci say propos yooyu nanguwuma tontu ba tey ay xuloo la émission bi naroon a terminé te comme kenn du invité sa nit ba pare di ko toroxal wala ngay xuloog moom ma bàyyi ko waaye nit du mën a jàkkaarloog man ma am prérogative di la laaj ay question mu jëm ci intérêt de la nation may am complexe parce que dañ lay woowee sëriñ
wala may am complexe parce que dañu lay wax président parti politique du ma ko def man seul l'intérêt de la nation moom moo may motiver Sénégal ndax dañoo bëgg mu baax dañoo am modèle boo xamante ne dañ ko comparer ci lu baax ñu bëgg lu baax loolu ñu appliquer ko ci sunu réew mi bu ko defee citoyen bi du jar muy xam maire bi pour jariñu ci réew mi du tax mu xam président bi personnellement pour jariñu ci réew mi wala ministre bi ci loolu laa ko posé woon moo tax TER bi malgré mbuxum bi ñu ci wax yépp malgré lépp bi ñu wax yépp malgré démonstration boo xamante ne nit ñi def nañu ko ci bëgg a suqali benn entreprise française bu nekkoon dans des problèmes financiers bu mu tax ngeen ne du ngeen ko jariñoo waaw bu mu tax benn sénégalais ne du ko jariñoo quel que soit alpha bokkul woon ci priorité yi nga xam ne moom la sénégalais gi gën a bëgg ndax nit ñi bëggoon nañu ñu jël alal jooju tabax ci sax benn building def ko ay logements sociaux ñu sol sénégalais yi nga xam ne ñoo ci gënoon ñàkk ñu wutal leen foo xamante ne dañ leen di jox appartement ne leen ñu ngi leen di fayeeku 30 000 par weer nga xam ne pour maintenance rek lay doon xam nga maa ngi leen fi di waxal bërki semaine bii ñu génn état ni mu war a riche état ni mu war a doonee une entreprise concurrentielle pour les autres entreprises privées noonu la état wala doxe état dafa war a bari alal waxuma alal liquide bu ñuy denc ci caisse noire waaye ci infrastructure ci am ay hôpitaux ñu ne hôpitaux bi de hôpitaux d'état la hôpitaux yii ñu tabax fii ci région bi état bi moo ko moom waaw du bokk ak hôpitaux privés yi cliniques yi dispensaires yi transport bi waaw du Dakar dem dikk rek nekk ci Dakar ci biir capitale bi noonu la ñu war a créer Ziguinchor dem dikk bu ko defee day am ay kii privé waaw dem naa ba wax ci ne dafa war a am ay taxi waaw yor ay magasin alimentaire soo wàccee prix commerçant yi ne du ñu wàcce nga bàyyi nit ñi ñu dem jëndee ci yow ci sa biir magasin de distribution alimentaire état noonu lay def boo wàññee luyaas bi gars yi njaayeen yi ne ñoom duñu ko wàññi dañ koy téye noonu parce que dafa cher nga yore sa ay logements sociaux di ko louer nit ñi à moindre coût noonu la état di def état warul denc ay liquide naan looy doyee liquide yow amuloo banque centrale xaalis boo am da nga ko leb di taf di teppi léegi loolu fexeel nga def ko mu doon asset boo xamante ne du doon asset liquide bu ko defee sa politique sociale di nga ko mën a matale loolu la état di def mais denc ay xaalis caisse noire boo xamante ne ministère de l'intérieur assemblée nationale caisse économique et sociale maire yi présidence de la république fépp rek ñu def fa ay xaalis boo xamante ne à la fin du jariñ dara lu dul ay toje sàcc rek di bind ay factures yoo xamante ne daaj yi ak sages yi ñooy mujj luubal ko jox ko ministre bi mu koy politiquer wala ñu toje ko takk ci ay jabar jënd ci ay appartement en France ak aux États-Unis à Houston ak fépp rek dama waxoon leen fi ne leen loolu dara warelu ko lu dul cadre de vie bu soppeeku cadre de vie bu bien organisé loolu rek moo ñu différencier ak dëkk yi ñu nekk nii cadre de vie fexe ba muy set fexe ba du kenn du taxaw ci mbedd mi di saw dégg nga business yi di dox soo bëggee café dugg naan café da ngay set tout le temps parce que cadre de vie bi dañ ko organiser xale yi am place yu ñuy foowee mu am espace vert ngay doxantu soo demee ba stressé doxantu toog fenn en toute sécurité kenn du la indil benn problème loolu rek mooy différence bi te loolu bu ñu ko defoon suñu réew ñu xam ne espace politique bi sax dafay soppeeku waaye état boo xamante ne lépp lu ñuy def rek mooy denc ay cash président bi ak ñi ànd ak moom di ko jariñoo réew du doxee noonu te réew buy doxee noonu doo mos a avancé
ndax ñun printuñu suñu xaalis xam nga Amérique bii ngay gis nii ñoom ñooy print seen dollar ah yow ma koo xamante ne monde bi ni muy doxee nit ñi dañuy concurrence am xaalis ngay print sa dollar bu fekkee Chine mooy print xaalisam doo mos a pauvre ndax saa yu la neexee nga dem print ana kan mooy ñëw ne day contrôler Amérique ci dollar bu muy print ana kan mooy contrôler ndax respecté nañu norme économique yi règle financière yi ñuy teg ci kaw printu xaalis bi ana kan mooy ñëw ne day contrôler Amérique su Amérique bëggoon jënd Sénégal tey bu ñëwoon ñu ne ko nangami milliards de billion dollars la ñu koy laaj mu génne ko joxe ko bu subaa billion dollars boobu dellu siwaat ci ñoom ndax ñi ñu ko jaay ba jox leen ko duñu ko investir ci réew mi dañu koy jël dénkaat ko Amérique ndax ñoom ñu mën a bundaandaan ndax ñoom mooy seen famille ñoom ak seen famille moo tax saa yu ñu lebee ñu lebal ñu d'habitude soo lebee xaalis nit mu toog fayuloo ko intérêt yi di tegu ëllëg mu ñëwaat lebal la nga lebal ko rek c'est parce que xam nga ni pertuloo waaye koo xam ne boo ko lebee du la fay ba pare nga continuer di ko lebal c'est parce que xam nga ni pertuloo te loolu mooy sunu diggante ak Occident loolu mooy sunu diggante ak ñoom boo demee xool sunu li ñu leen amal ci alal ni mu toll bu ñu jekki-jekkee nañu baal nañu leen ça veut dire que ni pertuloo parce que man su ma la lebalee 100 francs nga bind ne lebal naa la 100 francs te 100 francs yi mën nga koy dénkaat boo ma lebee 200 bu subaa ma lebalaat la ndax xaalis bi de toute façon demul ci man nga ko dellu si waat dénk ma ko te nekkul ne da ngay jënd dara ci man da nga ma koy dénk pour que yow nga mën a dëkk sama dëkk di jël ci alal boobu di ci jënd appartement boo ñëwee voyage di ci fay ay hôtel man dama naan lii marchandise bi sama marchandise rek laay écoulé loolu nag mooy sunu diggante ak Occident saa yu ñu lebalee xaalis ñu jël xaalis bi def ko ci caisse noire moo xam ci ban secteur la nekk caisse noire tubaab yi leer na leen ne xaalis boobu day dellu si à travers des voyages ndax sunu président yi du ñu toog ñoom ak seen gouvernement dañuy tukki rek sama politicien boo xam ne benn simis lay am ak benn pantalon ak benn slip benn kawas benn dàll da koy fóot par guddi rek bu subaa mu solaat ko xool leen rek boo muusee xool leen rek veste bu ñuul rek la ñuy wut xam nga veste bu ñuul da ngay def ne li mu ci yor dafa bari du ñu wut veste bu verte wala bu jaune ndax da nga leen di xàmmee veste bu ñuul la ñuy wut bu guddee ñu fóot ko paase ko bu ko defee ñu solaat ko karawaar rek la ñuy changer xëy na ndax chemise bi day nëbbatu ci biir veste bi léegi nag kooku boo ko jëlee mu doon ab baadoo la mënut a tekki dara ndax politique da nga war a dem ba mënal sa bopp ba pare li la dese ci temps nga seet naka nga koy servir sa nation ñoom nag première activité la ñu koy def kooku boo ko joxee réew mi li muy njëkk a def mooy naka laay def ba découvrir l'Australie chaque jour dañuy créer ay voyage ànd ak seeni dunguru yi fu nekk ñu dugg fa dañuy créer ay mission ministère boo leen teg tamit noonu lañ koy def léegi nag alal boobu ñu leb teg ko ci caisse noire du servir dara à du tourisme diplomatique tukki rek lay jariñ léegi nag tubaab yi loolu bu ngeen leen lebee dañuy continuer di leen lebal parce que xam nañ ne alal bi ci ñun lay dellu siwaat A ou B ci ñun lay dellu siwaat soit dañu koy sàcc indi ko fii wala ñu tukki ci ñëw fay ci sunu hôtel yi ak sunu taxi yi ak sunu lekk yi jënd sunu yëre yi yóbbaale jënd du matériel yóbbaale waaye bu ñu ko jëloon leb ko ba pare tabax ci ay hôpitaux tabax ci ay université nga xam ne yooyu yëpp source d'emploi la maa ngi leen ko fiy wax ne leen hôpital boo ko ubbee électriciens yi dañuy liggéey cuisiniers yi liggéey hydraulique yi ni nekk ci mbirum ndox mi liggéey dégg nga ñii di fomp di liggéey ñii di jàng médecins yi nag corps de métier médical boo gis day nekk ci biir waaw secrétaire yi liggéey planton yi ñëppay liggéey ñëpp corps de métier yëpp ñu ngi ci biir liggéey ci biir hôpital jaaykatu gerte yi jaaykatu caaf yi transport bi day gën a dox ndax day jël ay nit ñu bëri di leen fa yóbbu
bu ñu doon leb xaalis di tabax ay hôpitaux billaay bu ñu ko defee ren bu déwénee bu ñu lebee du ñu lebal wala dañuy wax fay leen ba noppi mais li mu leen leer ne dañu koy sàcc joxaat leen ko moo tax ñuy continuer di ñu lebal mais boo commencé tabax ay hôpitaux rek ak ay université ñu ne gars yi ngi commencé muus de ñii kat bu ñu muusee parce que boo hôpitaux boo fajoo da ngay wér te ñii bu ñu wéree dinañu commencé di tal seen réew bu ñu jàngee dinañu commencé di xool ni ñu ñuy naxee ñoom ñu nand ko kon boog nañu exiger ñu delloo ñu sunu xaalis ndegam xaalis bi dellu sootil ci ñun nañu fexe ba léegi nag ñoom comme nañ ñu fay quoi parce que ñoom ñu ngi jaar beneen direction bokkul ak direction bi ñu tracé woon depuis 1960 noonu lay demee dañuy commencé bañ ndax ku jàng te wér kenn dootu la nax waaw te état ci loolu la war a liggéey nit ñi wér mais cette pauvreté extrême bi nit ñi di dund naka lañ ko mën a booleeg santé mentale mënut a ànd ñàkk gu metti wala sëñ Moussa kat werekaan bu mag ba waxoon na ko bi sëriñ bu mag bi làqatoo waxoon na ko di ngeen dégg sax léeg-léeg waykat yi di ko way mu ne ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam di jaax daan ceebu tey ngay aña laax jaaxal na mbooleem xarnu bi waaw ñàkk dalay def ab jaam ngay sibooru foo ko yaakaare rek ngay dem di sibooru waaw da ngay dem bay imaginer di am ay fixation ci ay choses qui n'existent pas des choses qui n'existent pas da ngay dem ba foofu ngay toll waaw ñàkk baaxul moo yàq sunu réew mi nag moo tax fu mu toll nii sunu réew yi am vulnérabilité mu gën a yomb ci ñiy jóge bitim réew jóge ci yeneeni réew ñëw di jariñ sunu réew di jënd sunu suuf si di jënd sunu tool yi te duñu ay sénégalais di jënd sunu kër yi nee naa la presqu'île du Cap-Vert tout est ci des majorité bi dëkkuñu fi ndax privilégié wuñu le sénégalais te loolu la ñu war a privilégier le sénégalais comme ni Amérique di privilégier l'américain comme le français niñ koy privilégier en France l'italien aussi la même chose lañ koy defee ci dëkk yëpp parce que seen ubbeeku yëpp ci suuf c'est du chauvinisme ci suuf moom la waaw moo tax ci réew mi ñu nekk nii Amérique boo dee wut kër sax dañu lay laaj foo jóge laaj la ban xeet nga ban couleur de peau nga yore même bu fekkee ne sa tur da koy wone juddal ci réew mi boo nekkee noir am na foo mën a yem noonu la réew yi di doxee ndax ñoom dañoo jàpp ci seeni politique ne tubaab yi ñoo fi ëpp doole keneen ku dul tubaab ñun nag ñu bëgg a ñëw nekk suñu réew ne dañuy tëjee naataange lan mooy sa devise réew le Sénégal de la teranga bu tubaab ñëwee nga wàcc sa lal raxas sa duus yu salte yu xasaw yi fii ak sénégalais nga fay ñëw rek yaa ngi bàyyi duus bu salte bi ak kër gu salte gi bu tubaab naan ñuux ñu raxas ko dindi dara yi xoos duus yi pourquoi parce que tubaab la complexe boobu dañ ko war a dindi ci réew mi te defaraat réew mi waaw léegi nag dama doon wiiri rek ma dellu ci koñ bi TER bi nag malgré li ñu ci wax yëpp nañu xam ne ñoo ko moom dem leen bu ngeen amee soxla bu ngeen amulee soxla bu ngeen dox sax dem leen dugg ci TER bi parce que da ngay découvrir ci jàng la bokk ci jàng la bokk amoon naa soxla fa ma dëkkoon ca Italie au nord de l'Italie ñu koy wax Verbania ma war a dem au sud de l'Italie am lu ma fa doon lijjanti ñu ne ma benn train boo ko jëlee day def 10 heures waaye am na benn train boo xamante ne moom tic tac lay def cak lay def nga fay ko dugg mais boo duggee ci biir train bi xamatuma sax ñaata heure laa def matul 3 heures de toute façon tak la def yegg mais ci biir yaa ngi toog mu mel ni avion waaw ñu lay servir
parce que man bu seer bi laa jëndoon quoi xam nga man des fois nag il faut ngay découvrir tout à un prix léegi nag jar na ngay jënd lu cher pour découvrir confort waaw mu neex lool yëguma ko waaw léegi nag yéen jar na pour découvrir TER boo xamante ne dañu naan leen France la am Belgique la am man mosuma koo jël États-Unis wax dëgg yàlla mosuma jël train États-Unis waaw mosuma koo jël waaw même bu fekkee ne yooyu am na fii nii peut-être ci dëkk bi man xamuma ko sax parce que mosuma koo jël fii sa oto rek ngay dawal dem fu la neex xëy na ñi dëkk New York xam nañu yooyu daal boo demee New York di nga ko expérimenter mais au moins ngeen dugg ko biir Ndakaaru Njaay dem ba fa muy yem bu ngeen amee mbokk bu ngeen di seeti jël leen ko nee nañ leen c'est gratuit essayé leen ko parce que adduna bi lépp jàng la dem leen créer leen seen soxla pour dem jël ko yéen a ko moom seen alal la man bokkuma ci ñi nga xamante ne bu dara parce que devant le fait accompli devant toute situation catastrophique il y a le moindre mal boo demee ba nekk ci benn situation boo xam ne mënuloo koo soppi li ma koy yombalee sax mooy loo mënut a soppi da ngay seet naka nga koy dundee confortablement loo mënut a soppi waaw te lii ci situation yooyu la bokk comme monument de la renaissance ci situation yooyu la bokk kenn tàgguwu leen woon bi nu koy defar bien que seen alal la te amu leen ci benn contrôle lu ñu leen ci jox ci information rek ngeen di nangu ne loolu la donc ci situation bi amu leen ci benn contrôle ay victimes lañu sur tous les coups consommer leen ko rek boo amee gan yóbbu ko monument de la renaissance visiter loo ko mu xam sax am nañu lu rafet yóbbu leen grand théâtre waaw loolu rek nga am pour sagu comme que mënuloo ko soppi nag consommer ko bul ne awma ci soxla jël leen ko ndax de toute manière du woon priorité waaye dina am ñu muy jariñ mais nag opposition yi ñoom li ñuy def mooy lu waaye teg rek ñuy toog ci ay priorité bëri na de priorité bëri na te gisuma kenn ci ñoom ci politique yi koo xamante ne day dem par ordre de priorité ñoom naa falu rek ki fi nekk na fi jóge rek ma toog ñoom ñëpp noonu la ñuy liggéeyee Macky Sall mii bi muy ñëw fii ci rajo sunu kër xeex li Karim Wade ak Ablaye Wade doon nas la ci jublu te boobu mu ngi doog a jóge assemblée nationale gisul dara lu dul toog ci pouvoir bi rek la même chose la ñu fi nekk kenn demu ci par ordre de priorité comme que ñun peuple bi ñun la ñu bàyyi laisser en rade ñun duñu ñu laaj suñu xalaat ñun bu ñu nekkee ci situation bu confortable nañu seet naka lañ koy dundee ci dignité waaw loolu la ñu war a jàng naka lañ koy dundee ci dignité waaw ba bu ñu perte suñu ngor moo tax nañu ko consommer parce que kenn tàgguñu woon bu ñu koy defar mais nag toog naan waaw dañu lii du yoon dañ ko war a dindi waaw dañ ko war a kii def nañ ko ba pare ñu ngi koy inauguré loo ci wax ban njariñ la ci am ana ban xam-xam nga ci bëgg a mën a génne bu ñu ci génnewul woon anamu comme bi ñu découvrir pétrole bi rek Baba Aïdara def ci liggéey bu rëy ba am ñu ci basé wu bind ci ay livre Ousmane Sonko bind na ci livre ñeneen def nañ ci ay théorie ay commentaires def nañ ci ay documentaires qu'est-ce que ça a changé rien léegi nag li ñu war a def mooy nañu jàng créer ay entreprises yoo xamante ne ay biens et services yoo xam ne day liggéey ci mbirum pétrole bi bu ko defee ñu mën a am liggéey parce que kenn tàgguwuñu te réew yi am pétrole yëpp yi ci ëpp ña ca dëkk ñooy gën a pauvre zone yéen a koy defee lu nekk moo fay xew ndax produit yi ñuy utiliser xoolal tey boo demee yaraax ak ay caaroy géej ak ñoom seen xool leen ni ñu sonnee produit yi nii sànni ci géej gi ba tax jën yi ñoom dañu naan dox 20 mètres rek dugg napp rek am ay jën léegi boo duggee jën yëpp daw nañu ndax produit yi nii këpp ci booru géej gi
ndax société yi nekk foofu noonu ci booru géej gi di sànni seeni saleté seen produit toxique ci biir géej gi littoral bi yëpp boo ko toppee ba yegg Casamance ñoo fa fees booru géej rek la ñuy seet parce que déchets yi dafa cher boo ko bëggee génne da ngay fay ay entreprise yoo xamante ne ñoom ñoo la war a ñëw récupérer say déchets toxiques seet fu nu koy sànni xam nga yéen a ngi fi doon dégg ñu lay wax naan européens yi dañuy dajale ay cargo ñëw ba suñu géej ci sànni ko wala ñu fay ñu pour sànni ko suñu géej am na ci ay produits yoo xam ne dafay am ay radiation yooyu yëpp wax nañ ko fi mais ñun loolu lan lañ ci xam bu ñu ko defee naka lañ koy xamee suñu signé ay contrat pour sànni ay saleté suñu géej yéen naka ngeen koy xamee duñu ko xam ñun dañoo am sax ay problème suñu territoire maritime ñu contrôler ko suñu marine bi am na ay matières yoo ay appareils yoo xam ne amuñu ko donc nag devant le fait accompli la ñuy teg nañu ko consommer te seet nag naka la ñuy dooleelee koo xamante ne moom bu ñëwee ñun la fiy nekkal wala bu ñu ko mënul naka la ñuy obliger ñi ñu jiite tey ñu nekkal ñu fi loolu rek mooy solution bi koo xamante ne bu ñëwee moom du soppeeku ndax ñoom ñëpp koo ci invité woon bu waxee ba noppi rek nga ne gongo waaye bu ñu ñëwee dañuy soppeeku parce que dictat bi nga xam ne moom la Europe di teg ci ñun ñi néew doole ñi du ay caaxaan moo koy dindi ay mbir yu doy waar la ay pression yu doy waar la waaw ay menaces yu rëy la ay jaxase la ak sa peuple la ba duñ la backup waaw yooyu yëpp dafa doon ay pression yoo xamante ne ci biir la nekk mënuloo koo xam nag léeg-léeg nga am chance wax ak kenn ci ñoom mu ubbil la bunt wax la loo xamante ne yow du sax leer mais dalay jox tegtal yoo xamante ne junju doy na boroom xel yaa koy yeggali dalay wan ne am na ay pression yoo xamante ne mooy tegu ci ñoom tegu ci président bi mu teg ko ci ministre yi waaw ndax bu ñu tëjee robinet bi rek sa waa peuple ñoo lay song jële la fi waaw jëlin bu ñaaw waaye ñoom muusuñu muus goo xamante ne duñu wax dañu waroon di wax dëgg peuple bi wax leen réalité bi bu ko defee ñooñu mën leen backup nga xam ne quoi qu'il en soit dinañu xam ne seen président bi de moom da doon bañ seen intérêt ñoom da doon yokk seen dignité ñoom waaw da doon yokk ñoom seen sécurité fexe ba moom sa ndox fexe ba moom sa or ak sa pétrole ak sa gaz ci loolu la jëlee robinet yii ñu tëj ci moom ñu mën koo supporter waaye duñu ko def dañuy abandonner seen peuple pour wut sécurité feneen di jël alalu réew mi di ko dénkaat ñeneen te peuple bi sacrifice bi ñoom ñoo koy sentir waaw donc ni ma ko waxee na sénégalais yi consommer nañu consommer terre bi nu ñu ko mënee mais aussi ku ci am besoin déplacé wu parce que lépp loo gis rek ay risque la nit da ngay nangoo nekk risque tekk da ngay jël ay risques yoo xamante ne ça dépend ci li ngay lijjanti lan la su fekkee da nga am émergence bëgg a jóge point A man xaw ma sax circuit terre bi wala dem point B te li ngay lijjanti jar nga yëkkati 350 fay ko nga def ko pourquoi ngay jël car rapide pour 100 francs mu nar la téye 5 heures de temps nga nar a nekk en retard su fekkee li ngay lijjanti jar na ko nga dem fay 500 wala 1000 bu ko defee nga teel a yegg fa nga jëm ndax bis bu nekk na ngeen dépensé ay 3000 di jënd ay compte yoo xamante ne dégg nga ci waa Orange ngeen koy jëlee bu ngeen wootee benn yoon yu ne leen jeex na te mënu leen ci tous nga Sénégalais bi des fois day complaindre ci ay mbir te fekk chaque jour lu ni toll wala lu ko ëpp mu ngi koy dépensé ci Orange Money waaw di dugg ci TikTok bi rek takk sa kii ba mu fees amuloo looy def lu dul seetaan ay TikTok amul dara loo ciy jàngee da Sénégalais bi des fois tamit ci contradiction lay nekk nag ci ay kii yu doy waara
dépensé ay 5000 waroon koo lekkee nga dem jëndee ko ay karaw pour nax ay nit nax sa bopp tamit yow tam dañu koy def donc ñun am na ay futilités yu bëri yoo xamante ne bu ñu ñëwee toog fii di bind ay article di kaas naan terre bi dafa cher ay 350 te chaque jour nga dépensé 500 wala 1000 ci internet di waat di seetaan TikTok wala dugg ci Facebook yi di xuloo wala di def Facebook live di wane loo xamante ne sax amuloo ko wax dëgg yàlla di nax sa bopp tamit donc nañu ko seetaat daal quoi c'est nous dans nous quoi parce que li may wax xam ngeen ko xam nañu ko waaw nañu ko consommer léegi nag assemblée nationale moom dafa rejeter complètement mbirum proposition de loi boobu nga xamante ne c'était pour la criminalisation de l'homosexualité majorité de l'opposition xam nga moo tax gis nga politique yi boo leen nandulee ñun ñëpp dañ doon applaudir wi Barack Obama ñëw Sénégal xam nga Barack Obama dañoo ñëw Amérique rek fal benn nit ku ñuul ñëpp di tàcc kenn xamul fu mu jógee ñu ne fal nañ ko rek ñëpp nit ñu ñël ñëpp fier waaye li mu solutionné bariwul daanaka li ñu dàq ci émigré ci administration mosuñu koo dàq benn émigré ci réewum Amérique record yëpp la battre waaw naam teg na ay loi yoo xamante ne génne na ay nit ñu bari ci prison yi waaye tubaab yee ci gën a bénéficier wu tey boo demee ci kaso yi ba léegi ak prison yi ak état state prison wala federal prison boo fa demee ba tey am na ci yoo xamante ne boo ca demee nit ñu ñuul ñee ëpp te ay minorité lañu donc à la fin tu te demandes son passage à la Maison Blanche lan la servir tu te poses la question parce que tubaab bi des fois tamit dañoo bëri pexe ñoom li leen arrangé dañu koo gëm xam nga soo xamulee tubaab soo vivreul ak tubaab soo liggéeyul ak tubaab doo ko mën a xam te sax mën nga liggéey ak moom ba pare ngay continuer di questionner wu kii ban genre nit la koo xamante ne principe am du ko wàcc su nekkee ci situation boo xamante ne dañ ko changer complètement cadre de vie wam naturel bi mu tàmm di ko dund ni ñu koy yaree mu màggee ko moom day adopté wu rek en silence noppi parce que amul moyen yu mu ko soppee su amee moyen yu mu ko soppee da koy soppi ci saasi du ko vivre 1 second da koy soppi ci saasi su amulee moyen bu mu ko soppee day seet naka lay adopté woo ci situation bi ba mu koy mën a xeex tekki ko moom du toog di wax ne yàllaa ma ko teg rek naa ko vivre comme ñun ni ñuy defee tey comme ñun ni ñuy defee ne yàllaa ko fi teg rek saa yu ko fi jëlee mu jóge fi ñoom tubaab du ñu def loolu soo leen tegee ci situation bu inconfortable li ñuy njëkk a def mooy xeex loolu mu jóge fi suñu amulee moyen ñu adapté wu ci situation bu pour survivre dajale moyen yu ñu koy dindee te buñ ko dindee dootoo leen ko tegati ndax mën nga kaa bañ a fekk mais l'exemple Amérique rek war na leen a yee Amérique mais c'était une colonie anglaise la woon boo xamante ne ñoom bi ñuy doog a ñëw bi nga xamante ne yeneen i dëkk ñoo fi ñëw dajaloo fi ñu xeex indien yi ba indien yi bàyyi leen ay espace ñoom li ñu njëkk a def mooy installé wu ci littoral bi di créer ay état ñu ngi lay wax sax dañ la koy jàng sax ne la 13 états la ñu tàmbalee 13 états moom la ñu tàmbalee waaw booy jàng fii nii dañ la koy jàngal
bu ko defee nag ñoom ñu leen di fayloo ay taxes yu dul jeex mu mel ni boo amee business fii ci biir Amérique business bi du la jariñ dara ndax taxes yi ngay fay Angleterre dafa bari mais dañu ko xeex loolu moo indi révolution américaine dañu ko xeex waa Angleterre di jël ay bateau di indi ay militaire ñëw ne dañuy duma gaay yi mu nekk guerre bu metti dañuy def ay jours et des jours jóge Angleterre ci bateau ñëw mujj gi gaay yi ci biir bala ñuy teer lañu leen di teeroo ak ay bomb wala bu ñuy wàcc seen gaal yi rek ñu rey leen duma yu metti ba jël seen indépendance loolu moo lay wan ne taxe bi ñu koy fay yëpp ñoom ñu ngi koy naqarlu seen xol mais aussi ñu ngi xeex naka la ñuy def ba liy ba liy jóge fi noonu lañ ko defee ñoom waaw léegi nag ñun du ñu defee noonu léegi nag intérêt ñoom bu ñu ko amee ñoom tubaab yi seen intérêt bu ñu ko amee dañuy def par tous les coups ne la sama mode de vie moo gën ñoom dañoo dem ba ne waxoon naa ko fi je ne fais que me répéter ne polygamie baaxul ci seen dëkk soo ko fi defee ñu rëq sa ndigg ñu ñëw mais ñoom nee nañu góor ak góor mën nañu di juutu wante léegi nag ñu ñëw suñu dëkk Barack Obama ñëw di ñu wax ne ñooñu ay droit la te pourtant góor sëy ak juróomi jigéen moo gën a sax naturel même bu fekkee l'islam nee na ñeent xoolal am juróomi jabar wala fukk ak juróomi jabar di sëy ak ñoom wàcc nga ndigalu l'islam de waaye moo gën góor ak góor di sëy ci ñun ci sunu principe religieux yi nu am mais ñoom ñu ñëw ne ñooñu nañ leen bàyyi ak seen liberté ñu def lu leen neex te nit ñi mënuñoo am jigéen mënut a am liberté ñëw ne la yaay takk ma nangu naa nekk sa ñeenteelu jabar wala sa ñetteelu jabar mënuloo ko def en cachette nga koy def waaw léegi nag bu ñu ñëwee suñu dëkk yi wax ko fa ba pare ñu ne waaw ñun mënuñu kii parce que peine de mort yéen a ngi koy def seen i dëkk yi discours boobu la Macky Sall jëloon peine de mort yéen a ngi koy def seen i dëkk yi léegi nañu bàyyi ba peuple bi pare guñu waaye ñu defar ministère defar des genres moo tax man bi ma déggee ñuy wax ñooñu di yëngatu te xalif généraux yi ñoo leen sponsorisé de ñoom ñëpp signé nañu joxe ne loolu rafetul ànd nañ dugal proposition de loi bi assemblée nationale ña fa nekk ñëpp ay murit lañu ay tiijaan lañu ay xaadir lañu ay laayan lañu mais pour des principes politiques boo xamante ne gouvernement bi pression bi nga xamante ne moom la ko Occident di teg ak les droits de l'homme yi ñu leen teg tax na ñoom même bu ñu ci àndulee parce que gëmuma ne Macky Sall d'accord na ci affaire góor jigéen man gëmuma ko man yaakaaruma ko vraiment damay wax nag très sincèrement yaakaaruma ne Macky Sall liggéeyal góor jigéen carrément moo ko tax a jóg mais pression yi ñu leen di teg bu ñu leen ko tegee ñi ànd ak ñoom di majorité mécanique bi nekk à l'Assemblée nationale ñu bàyyi fi loo xamante ne xalif généraux yi ñuy raamal di fa joxe seeni alal ne ñoom la ñu gëm seen sëriñ fondateur u diine jooju moom la ñu gëm ñu ñëw léegi proposition de loi boobu nga xamante ne ñooñu ñoo ko sponsorisé ñoom ñu ne ànduñu ci mais xam nga tamit boo yoru te ñii bu fekkoon ne lii temps Abdoulaye Wade la ñoom ñii bu ñu nekkee ci opposition bi ñoom ñoo koy supporter comme ni nga xamante ne ñi nekk ci opposition bi tey noonu la ñu defee ay convoi ànd ak association boobu nga xamante ne defar jikko yi la tudd xaw ma ñu ànd ak ñoom jàppale leen jox leen ay moyens pourquoi parce que dañoo contre nguur gi fi nekk waaye ñoom bu ñu nekkoon au pouvoir ak pression bi ñuy jot mën na am sax ñoom tamit duñu ko voté mais nag Sénégal mbirum góor jigéen ñun bëgguñu ko foofu nag nañ waxante dëgg sénégalais boo waxal bëgg ko parce que kenn bëggu ci am doom bu góor ñu ne la jëkkëram la dëkkal ma nga dëkk fële de Sacré Cœur moom ak jëkkëram la tugg te gars yi ay turu jullit la ñore waaw ay turu jullit ñu ne la Modou ak Ablaye ñooy sëy xam nga ne gars yi bëggu leen ko kenn bëggul sa doom muy wëngalu
donc yoon yi nga xamante ne mooy teg sa doom pour mu am droit ne damay wëngalu wax dëgg yàlla te ànduloo ci da nga war a def loo xamante ne mooy ragalloo nit ñi ndax li tere ci dëkk yi nu nekk ngay takk jabar ñaar ba ci ñett officiellement mooy dafa am loi yoo xamante ne moom mooy ragallu ba ñemewuloo koo def moo tax ba ñemewuloo koo def daanaka fii ñi ko fii def ñëpp tama xam leen man ñi ma xam wala ma dégg ñu ne ñoom lañu ay nit ñu ñuul ñu jullite la arab yi sax dañ koo ragal a def arab yi ci boppam dañ koo ragal a def ndax ñoom dañ leen a target d'abord di leen xool ci yeneeni yoon yuñ leen di jiiñ moo tax ñoom duñu ko jéem sax duñ ko sax xalaat waaye nit ñu ñuul ñi nekk fii tuub ñoom ñoo koy def ak nit ñu ñuul ñi jéggi waane ñëw fii ñoom ñoo koy def te jigéen ñi nag nangu ko nag ndax xam nañu ne ku nekkul bu ci kaw rek yaa ngi bu ci suuf gaa dañuy laqatu rek waaye ñu ngi ci ay affaire ngi ci ay affaire donc man j'étais sûr que ni loi bi nii dañu koy rejeter waaw données yëpp a ko wane woon ne dañu koy rejeter léegi nag peuple bi moom moo war a jël ay responsabilité am ndax gis nga ci ñoo xamante ne sax du ñu woon sax ay góor jigéen dañoo profité ci loolu xam nga loolu moo tax gars yi target Sénégal li tax gars yi target Sénégal ñëw fii nii xam nga ñun Sénégal bëriwunu waaye dañoo am influence politique ci fu bari en Afrique ak dans le monde ñun ñooy échantillon boo xamante ne ci ñun mën nañ cee essayer lu ne dañ naan bu Sénégal nangoo rek dëkk yeneen yu bari dina nangu ndax ñun ñëpp ñoo bokk ay caractéristiques de toute façon ñoo bokk ay manière de faire moo bokk ni ñuy doxalee li différencier ivoirien bi ak guinéen bi ak malien bi bariwul moo tax suñu dëkk yi boo ko seetee ay benn rek lañu waa Guinée yi dañuy dëkk Sénégal ak waa Mali dem moo tax sant yee rek ñoo nekk foofu ba ay Côte d'Ivoire ba ay Burkina benn lañu moo tax lu ñu essayé ci sénégalais bi rek dañuy xam ne day marché waaw influence boobu ñu am nag moo tax lu bari ci ñun lañu koy seetee waaw ñi nga xamante ne ñooy daw di bañ di dem ci yeneeni réew di wax ne man góor jigéen laa waaye Sénégal dañu ma doon bëgg a rey quoi waaw ñun dañuy rey parce que ñun ay góor jigéen lañ pour am këyit quoi waaw waaw ay góor jigéen lañu donc dañ ñu bëgg a rey ci suñu réew genre yooyu boo ngeen xamoon ni mu baree waaw bari de gars yi jaar ci nekk am këyit ña nga Canada ña nga Amérique am na ci ay góor jigéen yu siiw yu nekk ci réew mi waaw noonu lañu ko amee ñu defal leen ay këyit léegi nag gars yi nag comme que fii mu ngi bëgg a bëri nañu leen bàyyi ñu may leen ay këyit léegi nag ñu dem foofu nga xam ne fa la source bi nekkee ñu jéem leen a anéantir bu ko defee ñu bàyyi li ñuy def mbokk yi loolu moo doon sama nuyoo tey ci émission bi ma bàyyi Papis Fall bu fekkee am na lu mu ci bëgg a yokk. waaw Ndiawar maa ngi nuyu ñëpp si panel bi. ñu ngi lay fay. maa ngi souhaité joyeux Noël catholique yi et puis nit yoo xam ne dañ koy célébrer yow moom woowu ma la parce que xam naa ne doo ko célébrer. pourtant sama kër a ngi fees dell ak ay guirlande ak yu ne ah ouais kon ça va kon joyeux Noël kon. waaw feete wu ma ko waaye nag sama kër ma nga fees dell. situation oblige. waaw man en fait dama bëggoon juste intervenir. un peu dans ton sens c'est-à-dire rejet bi c'était prévisible. mais lan mooy légitimer rejet bi. c'est-à-dire lu tax gars yi rejeté projet bi de loi. mais c'est très simple Diawar xam nga dafa am benn affaire boo xamante ni ñun dañ koy négliger mooy suñu homme politique yi yan réseau la ñuy àndal bu ñu nee dans l'opposition yan réseau la ñuy àndal bu ñu nekkee au pouvoir parce que tey da ngay xool seeni décision la moo koy motiver kon loolu Sénégalais yi bu ñu si tegulee seen bët c'est qu'il y a un danger mais tout le monde sait que l'opposition contre Wade mais en partie góor jigéen ñi ñoo ko financé
parce que góor jigéen ñi bu ñuy financer sa campagne da ngay signer document ñoom comme quoi boo jëlee nguur gi ñoom da ngay légaliser homosexualité si dëkk. loolu benn bokk yaakaar ñu ko signé. document officiel. yoo xam nga si dara yàgg nañu ko wax si rajo bi. deuxième des choses yi mooy que góor jigéen au Sénégal c'est un fait boo xamante ne c'est réel surtout au nord. Dakar ba ay côté Saint-Louis et autres. mais bul fàtte ni que gars yi seen première soirée de Gay Pride international Mbour lañ ko organisé woon. c'est-à-dire Sénégal gars yi dañu posé ay pas yu bëri ni ñuy toog di seetaan. ils ont organisé leur soirée de Gay Pride à Dakar. ñu jógee foofu Gay Pride bi à part Montpellier. moo xamante ni moom moo gën a siiw Dakar la ko gars yi organisé Mbour la ko gars yi organisé mais Sénégal les góor jigéen ont été toujours protégés même sous Abdou Diouf il y avait un ministre góor jigéen. donc un Maniang Kassé a toujours été protégé au Sénégal. góor jigéen si événement ñun ñooy distribuer lekk bi mais beneen affaire de femme yaa ngi ko doon wax sànq mais Diawa dans la logique de protection des góor jigéen dans la logique des mouvements de comment dirais-je de protection de l'homosexualité au Sénégal sëriñ si lañ ci bëri et ils reçoivent des subventions de ça. est-ce que tu sais que gars yi ñu ñëw France fii gars yi lañ jox xaalis si affaire boobu. yaa ngi posé beneen côté bu am solo mooy le côté judiciaire le côté je dirais même administratif pour am kayit c'est vrai statistiquement sur les statistiques à l'échelle internationale les Sénégalais qui se réclament de góor jigéen ñoo gën a bëri yeneen dëkk yi. qu'il le soit qu'il ne le soit pas. pour am kayit gars yi dañ leen di jàpp amuñu kayit ñu dem ne ñoom ay góor jigéen leen gars yi yóbbu leen tribunal libéré leen jox leen kayit ñu toog si dëkk bi. Sénégalais ak Sénégalais yi bëri nañ si et puis ñu am protection tamit parce que gars yi dañuy jox liggéey jox leen kayit jox leen xaalis en même temps ñoom ñuy dem nëbbatuñu seen góor jigéen di def ay live def ay vidéo mais di défendre la cause des homosexuels nit ñi di ko gis. donc boo xoolee lépp loo xamante ni moo nekk ci environnement góor jigéen yi c'est tellement puissant que c'est extrêmement difficile nga combattre que sur place. beneen côté bi mooy que tey si c'est devenu une question internationale bien que ça soit rejeté dans tous les pays dama leen naan même fii boo doonee góor jigéen am na si yenn milieu yi fii Europe fii gars yi lay dóor gars yi lay toroxal fii ma wax la ko de. c'est légalisé mais c'est pas accepté. c'est accepté nulle part dans le monde Tarek Ramadan mu ngi ko doon wax. am na si dëkku naar yi c'est pas accepté même en Russie c'est pas accepté. même aux États-Unis am na ay groupes yu koy bañ. donc dafa di fait boo xamante ni c'est une minorité c'est un fait isolé que les gars veulent légaliser. mais ñun comme Sénégalais dafa bëgg a xaalis bu yomb comme ñun dañu bëgg dugg si loo xamante ni dafa complexe te gëmuñu yàlla même sëriñ la ñu gëm mais dañuy def lu ñu def. cette question là ça va être une question boo xam ne tôt ou tard ça va avoir des dérives ça va avoir des dangers mais au Sénégal ça va passer. parce que en fait tamit yow on a un problème de moralité dans ce pays. wallaay. tey ban sëriñ mooy mën a taxaw tey Sénégal tey stade bu ñu toll. mu ne la day joxe leçon de morale kenn. ban homme politique tey mooy taxaw tey Sénégal ne dafay joxe leçon de morale. ban syndicaliste mooy taxaw day joxe leçon de morale. ban chef de quartier mooy taxaw dafay joxe leçon de morale. pour synthétiser ban représentant sénégalais moo mën a taxaw ni sénégalais yi fi ni ngeen war a def wala def li amul. amul parce que prostitution bi jaay drogue bi ak yeneen affaire c'est-à-dire que Sénégal dafa mel ni que ñun du ñu dëkk jullit du ñu dëkk bu am tradition quoi. donc jàmm rek ñoo fi taxaw di wax bu ñu waxee ñu andi leen façon xeex bu nekk pour pousser aux gens à dire que waa ñoom noonu la ñu mel wala seeni doom noonu la ñu mel. looloo nekk Sénégal. ñëpp tout le monde est égaux dans le mal. et c'est ça le drame. góor jigéen yàgg na am Sénégal mi musul gêné kenn mais lu tax ñu war ko def loi léegi ñoom bu ñuy wax en termes de droits de l'homme pour ñëw si côté tubaab dañu bëgg a respecter ni mais pourquoi ils interdisent la polygamie alors que tubaab boo fi gis am na maîtresse. ñoom c'est pas interdit que seen jabar yi am far. dëgg la. léegi lu tax ñu war a interdire polygamie. bokkul seen mode de vie. non c'est-à-dire que dañoo amul sa argument par rapport à ça parce que religion bi la ñuy engagé dessus mais est-ce que religion moo andi polygamie.
polygamie yàgg na am. wallaay yàgg na am. yàgg na am. man am naa ay nijaay catholique. mais ku nekk si ñoom takkuloo jabar de. da ngay dëkkaale rek fii da ngay dëkkaale am na maîtresse boo xamante ni am nay doom ak moom. te musulman la. wallaay. deuxième bureau fan lañ koy waxee du dëkku ñàkk yi. kon foofu la gën a bare. wallaay. am na fu nekk. wallaay am na fu nekk. seulement man pour man depuis man Ndiawar ça fait plus de 20 ans j'ai constaté quoi. c'est que gars yi ils ont tellement fait des choses bien chez eux que finalement léegi dañu nekk di yàq quoi. dëgg la. fu lay tegee sama baaraam ça tubaab yi dañuy décider pour yàq man même moo tax même bas mi sax xam naa ni am na mais ampleur bu ñu ko jox gars yi ni ñu fonctionner ak moom man gëmuma leen quoi. non du sincèrement je ne crois man gëmuma sax ne yàq la quoi mais imposer nit ñi ñoom seen mode de faire du yàq. loolu mooy comme colonisation bi la rek xam nga colonisation dañoo ñëw occuper benn espace. mais fii nag culture yi la ñuy occuper ak mode de faire yi la ñuy occuper par force. Ndiawar. waaw je vais te dire une chose. gis nga góor jigéen ñi seen bopp ñoo gars yi lu ñu leen bëgg a defloo ñoom sax neexu leen parce que ils veulent aussi garder leur secret ils veulent garder leur intimité. wallaay dans le secret la ko nit ñi daan def. kenn xamu ko woon. non dama la ne. am na si ñu interviewé. ils ne sont pas pour cette forme de publicité là. parce que c'est leur vie privée quoi. vraiment. Un des grands fondements de la République, c'est quoi? C'est la séparation entre la vie privée et la vie publique. C'est la séparation entre le religieux et le politique, entre le profane et le religieux. Mais yow boo bëggee jël léegi yow nga bëgg a jël vie privée loo xam ne c'est la vie privée de l'individu nga bëgg a teg sur le terrain. Vraiment. C'est comme tey ñu ne la dañu war a voter benn loi où on autorise aux enfants ñu am. officiellement waaw openly wax ko openly ne man góor jigéen laa loolu jaru ko. voilà mais ban njëriñ la am. amul benn njëriñ. je te jure que Sénégal même boo fa doon góor jigéen tey da nga koy làq. da nga koy làq même buñ ko ubbee. gars yi ñàkk jom yi sax ñoo koy wane sax quoi di provoquer. mais dama la ne góor jigéen ñi nekk Sénégal yàgg na fa après nga koy dëgg mais gars yi dañ koy làq c'est quelque chose qui est caché. xam nga affaire góor jigéen. ça donne même un autre aspect de l'extra privatisation de la vie privée de l'individu xam nga espace public. dafa am espace public. lu ñu naan espace public boo xam ne c'est ouvert au public mais il y a un espace public privé. wallaay dëgg la. c'est-à-dire que affaire góor jigéen dafa de loo xamante ni c'est tellement privé que war ko teg sur le banc public. c'est inutile et c'est même dangereux et c'est même hideux quoi. parce que dama lay wax lenn ku exhibé wu au Sénégal ni góor jigéen nga gaay faagagal la. maa la wax loolu kay wóor na moom. lu leer laa la wax. doo duggati si jàkk say doom fu ñu gën a gaay xas leen yow bu doo amati place ci société bi. loolu moom lu leer la laa la wax. c'est-à-dire que même quelque part si c'est toléré c'est pas admis c'est inadmissible. ma ne Papis seetaan naa fi benn documentaire boo xamante ne benn góor jigéen arabe musulman mooy ñëw de day julli ci mu ne bu njëkk ba da doon ñëw di julli ñu koy sonal léegi parce que dañoo xam ne góor jigéen la mais léegi dafa dem ba di dugg ci jàkka ji di xaar kan moo koy wax dara pour ñu siiwal la ñu génn ko nii muy julli mu ne man musulman laa mais góor jigéen laa. xam nga yooyu c'est ay provocation loo xam ne dafa am ñu nekk ci ginnaaw pour seet nan la ñuy def ba attaquer ñi maa seetaan documentaire bi wallahi yàlla xam na ko créé wu ma dara affaire bi provocation da ci kii nag quoi da cee rax waaw. provocation da cee rax. mais le problème mooy que ñun tey Sénégal suñu gros problème c'est le pouvoir d'achat te ñun suñu problème Sénégal c'est comment on doit s'en sortir avec les difficultés de la vie xam nga. organisation mbas bi moom pour man enjeu bi sincèrement doy affaire de góor jigéen quoi pour te dire que suñu gars yi ça part pas ils rentrent dans des schémas qui sont inopportuns quoi. ñàkk fayda la quoi sincèrement di voter loi bu mel nii ñàkk fayda la quoi. wallaay. ñàkk fayda la ñàkk diine la quoi. Sidi Bouya. et puis en plus ay jullit nga yow si gën a bari doo dëgg ay catholique si biir ah man loolu moo see xaw a jaaxal quoi. ñooñu dañuy am sutura dañuy nëbbantu ñoom. Sénégal góor jigéen sax. Sénégal dafa war a am non am na parce que ñoom seen i église xam nga am nañ seen côté de système boo xamante ni am nañ ko mais ñoom le problème mooy que ñoom comme noo ko xamee ce sont des gens yoo xamante ni ils vont pas avoir certains comportements
waaw maa ngi daaneel foofu de toute façon yàlla nañu yàlla jàppale rek. amin sa introduction bi sa développement bi am na njariñ. merci beaucoup. jërëjëf Papis toujours égal à lui-même Sidi Bouya. waaw sëñ Jawar. mais affaire yi doy na waar ah. dana wér góor jigéen ñi. waaw. mais xam nga man Jawar sama problème mooy que ñi ko porté. man loolu mooy sama problème mais man je suis pour. mais ñi porté combat boobu quoi pour def proposition de loi bi ñoo ñooy sa problème yow. waaw ñoo ñooy sama problème. parce que dañ fi am benn précédent. boo xam ne ñoom gis nañ seen taxawaay quoi. donc man moo tax man dama dul nangu ñu ñuy foowee parce que léegi am na ñoo xam ne fexe nañ ba léegi booy occuper média yi rek donc ils se permettent jàpp nañ ni ñoom ñooy alpha et oméga quoi si dëkk bi. parce que soo xoolee tey le cas de Jamra exemple xam nga ñoom dañuy wax naan ñoom dañuy xeex ay affaires yooyu te bañ fi amee problème ak Wally Seck waa ji conférence de presse bi Thione Seck doon def këram dafa dem toog foofu moom ak beneen imam di maslaxa xam nga beneen précédent bi mooy que viol dañ ko criminaliser au Sénégal moo am kum fi dal kuñ ko jiñ ñoom ñi di wax fii yëpp ñu koy défendre léegi est-ce que ëllëg tamit keneen suñ ko fi jiñee góor jigéen te mu bokk si nit ñoo xam ne jàpp nañu c'est des intouchables la moo si nekk seen taxawaay dañu sérieux mais bii Jamra jiitewu ko de am na ñeneen ñi ci gën a fës du Jamra ñu naan ar sàmm jikko yi waaw te c'est de nouvelles têtes man ñooñu mosuma leen a gis ne maa ngi leen di doog a gis non man xam naa leen xam nga leen c'est que si xam naa leen kii kenn sax dinaa la envoyé léegi photo man ak moom si biir koor gi kii nan tuddati parce que problème mooy que li fi xew Njawar affaire 8 mars bi dafa mettre en nu suñu nit ñëpp mooy que amul kenn kuy wax dëgg au Sénégal mooy ki ànd ak waa ji ak ku àndul ak moom ku nekk rek sa intérêt ngay xool te nag alxuraan dafa ne dëgg su jotee da nga koy wax kunu qawwaamina bil qisti shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum awil walidayni awil aqrabina mu ne nag in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima mu ne su dëgg jotee na nga ci jub xocc mu nekk yow wala say waajur wala su fekkee ni ku am alal la wala ku ñàkk la mu ne yàlla mooy yeey ci ñoom wallaay te nag suñu xoolee événement yi fi xew kenn waxu fi muy ku far ak ku farul yëpp gars yi dañoo ragal a far ragal a weddi waaw comprendre war de te puis waa ji liñ ko jiiñ li ak góor jigéen bokk na ci way xale bu jigéen bi lu mu wax ni mu doon def ak moom ak góor jigéen bokk na ci wallaay léegi nag imagine tey ñu ne tey dem procès léegi juge bi ne donc viol amul mais def na ak góor jigéen waaw su boobaa tamit ñoom lan la ñuy wax c'est que il faut qu'on soit conséquent mbir yu mel ni soo koy def da ngay seetal sa diggante ak sa borom ba pare su boobaa la suñ borom di ànd ak yow nga xam ne texte bi suñ ko bindee kenn mënu si dind virgule te su boobaa foog naa ne xol yi dinañ ko nangu mais comme que gars yi suñu politiciens yi ak ñi nga xam ne dañu am société civile jéemuñu liggéey noo xam ne seen i brain doxal dëkk bi mais dañu amatul matière léegi nag dañuy jéem a laal foo xam ne corde sensible bi pour jéem a xëcc foofu Sénégalais yi man si loolu laa àndul xam nga Papis mi ñu lay wax léegi ne la opposition bi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk au pouvoir waaw ba ñu nekk opposition góor jigéen ñoo leen doon financé pour xeex Ablaye Wade tamit opposition bi tamit ñoo leen di financé c'est que gis nga Njawar ñun ñëpp amul kenn koo xam ne di nga nangu soo amoon tey sa xarit sax bu ñu ne góor jigéen sax da nga koy aramal
mais nag mbir na tegu si yoon. man loolu mooy sama problème ak ñi nga xam ne Sénégal parce que aar sàmm jikko yi am na yenn yuy xew si yenn famille religieux yi dañ si noppi. Sénégal ku amul bàjjen torox nga ku am bàjjen lu la neex defal. je donne un exemple. Aïda Diallo bi ci jabaru Béthio Thioune. dañ man dëgg xoolal ni ñu koy néewal doole. te pourtant man deful loo xam ne son défend mari defu ko. c'est lépp lu muy def rek si moom lépp lu muy tar rek si moom la ko jànge. waaw foofu lañ ko doon defee de wax nga dëgg de. parce que kooku peut-être dafa amoon benn doole bi. ba tax na kenn mënu woon acharné aussi kawam wala kenn attaqué ko. mais comme que Aïda Diallo moom amul sant boo xam ne dañ ko rusé. amul ay waajur yoo xam ne dañ leen rusé parce que peut-être si famille moom moo si ki nga xam ne moom moo si émergé ba tollu fi. donc pour néewal ko dool day yomb. mais su leen wóoroon ne amoon na ñu nekk si ginnaawam. am na ñu nekk ci ginnaawam de. moom daanuwul mais day des daanuwul de. non mais waaw non daanuwul mais njawar. dafa des mu ñemee def li muy def ba léegi nii. waaw mais am na ñu nekk ci ginnaawam ah. waaw mais xam nga soo gisee ma leen xam nga soo gisee ma leen nekk si ginnaawam. tey su fekkoon bokk na si benn famille boo xam ne rek bokk na si cercle bi nga xam ne si dëkk bi dañ leen di bàyyi xel. boobu acharnement bi du demee nii. moom nekk si ginnaaw mooy ñi nga xam ne dañuy nangu ànd ak moom. comprendre nga te loolu nag liggéey boobu dafa des. parce que soo gisee politiciens yi ba léegi jéemuñu ko questionner bu baax parce que wóolooguñu doole ji. comprendre nga. parce que politiciens yi su demoon tey ba affaire bi fekkoonte bu baax. léegi nga gis politicien bu taxaw ñëw. naka yow laa àndal. mais da ngay xool Béthio ba li xewee fële du gis nga ay nit taxaw naan day acharnement la ci moom. parce que dañ ne dafa àndul ak président bi nga xam ne loolu moo tax mu tëj ko. parce que ku politicien yooyu ñu koy défendre si mbir moomu jàpp nañ ni ñoom kii ba léegi am na kàddu si mbiram mais loolu da leen dasa leer si Aïda fu mu ne ñu koy topp yëpp si financièrement rek lañ koy toppee jàpp nañ ni am na train bu ko yàlla jox te mu yëwan si. ku si wax rek loolu kese la. wante amaguñu certitude boo xam ne mën na def loo mbooloo wala mën na leen dindiloo. waaw am na doole politique quoi. waaw kay. man loolu laa jàpp am na doole xaalis mais doole politique des na te Sénégal moom soo amee doole politique yow la ñuy gën a sax jox cër. parce que xam nañu parce que tey soo xoolee Ousmane Sonko amul doole xaalis wante am na doole politique. wallaay. loolu moo tax tey ñoom ñoom ñu ragal. wallaay ba fi mbir mi xëyee ànd sàmm jikko yeeg yu demee noonu ngay gis ay mag di toog si ay plateau télé di tutoyer xale bu jigéen bi xale bu jigéen lu mu mënti doon sénégalaise la. moom dafa wax li ka dal. maandu kay moo waroon ñoom ñaar ñu teg leen ñu ne leen kii waxal. wante yow ngay atte di seetal kële di tilimal kii. waaw. parce que yàq nañ rek yéen seen projet. non c'est pas ça loolu moo tax man loolu mooy sama problème pour affaire criminalisation wu góor jigéen bi parce que c'est juste politique c'est pas parce que Sénégal li fi xew loo xam ne dañ ko war a defar jikko yi dafa bëri. te loolu nit ñi duñ si wax. nañu boole yëpp defar ko daal. nit ki danaan la jikko yi nga dem këram fekk jabaram meesu wala doomam di sol lu gàtt. ana jikko yi dañ wax dëgg quand même. waaw mais meesi de moom gars yi bu ñu meesul du ñu nice de nañ ko bàyyi noonu rek. Elimane yooyu moom bàyyi ko foofu rek mais gars yi bu ñu meesul du ñu nice de. waaw la ñu meesu rek. suñu meesoo ba pare boole tamit rocc ci seen yaram yi. waaw yooyu yëpp non c'est que daf comprendre dafa bëri quoi bàyyi la nañu kii quoi parce que sinon du ñu nice quoi. donc nag moom moo tax man daal je fais que observer et puis am si rek lu may naqari mooy que yàlla may koo xam ne moo gën si dëkk bi. wallaay boo xam ne day ñëw pour liggéey yoonam si premier mandat yoonam si dernier mandat yoonam si ku ko tagg yoonam si ko xas. wallaay mu am benn clairvoyance boo xam ne. xam na fu mu jëm teg dëkk bi foo xam ne ku ñëw dootoo ko mën a jéggi si loolu ngay jaar dëkk bi énergie. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Khalifa Ababacar. waaw asalaamaaleykum sëñ Ndiawar. waaw waaleykum salaam. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu oustaz bi raccroché léegi. wallaay.
waaw oustaz bi nag moom en général bu waxee rek man damay bëgg dugg quoi parce que j'ai constaté que ni moom intervention yi muy def yëpp fu mu noo def mu dal Sonko quoi noo def nag maa ngi koy déglu chaque saa su ne mais moom dafa contre Sonko quoi ah moom nee na day jàppale enfin buggul xale bu jigéen bi sénégalaise allo allo waaw dafa am ko doon wax de mais dafa mel ni waxatul allo Ababacar dafa allo salaamaaleykum connexion waa yàggalil Elimane waaw Ndiawar maa ngi lay ziar waa ñu ngi lay delloo ñu ngi lay fay waaw maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices yu rajo Suñu Kër FM ñi ñuy teewlu si www.suñukër.com maa ngi leen di béggee di la kontaane ci émission bu am solo bi nga xamante ne bii jamono ji yaa ngi koy mane bu baax a baax macha allah fu mu toll ni tamit jàppal ne adduna bi yëpp ñu ngi bàyyi xel ci yow parce que vraiment thème bi nga indi tey dafa am solo man gëj naa participer ci émission bi mais tey jii mënu ma woon ñàkk a dugg Ndiawar Diop ndax parce que tey jii double peace yi ngay waxtaanee tey vraiment loolu noonu ñoo ngi wax ci assemblée nationale mais ñun dañoo waroon a wax ci fi nga xamante ne moom mooy base bi balaa muy yegg assemblée nationale ñuy voté wala ñuy ñàkk a voté ani lan moo indi double peace Sinwaa yi lan moo ko fi indi maanaam ngóorum jigéen lan moo ko fi indi ñu baal ma ci kàddu gi fan la jógee nan lañ def ba ngóor jigéen dugg ci Sénégal naka la amee doole ci Sénégal base boobu lañ waroon a wër xool loolu jàngaro jooju ñu xool ko saytu ko ba xam ko ñu saafara ko parce que man ci Ndiawar Diop xam nga lan laa jàpp ngóor jigéen muy commencé ci biir kër yi ndey yi ni ñu yaree seeni doom yi bi ñu nekkee xale yu ndaw wallaay foofu lañ koy commencé yow xale bu góor nga koy solal yëre jigéen di ko ci encouragé di ko feccloo di ko tàccloo di ko yónni ay masi di ko yónni di ko débloo nokkos di ko defloo yëfu jigéen ba mu màggaale loolu vraiment gis nga yooyu noonu moom mooy indi ngóorum jigéen ñu encouragé leen ci ba ñu màgg ci yooyu noonu léegi nag kooku noonu bu demee ba nekk góor jigéen kan moo ko def góor jigéen est-ce que nguur gi moom moo ko def góor jigéen wala keneen ak keneen moo ko def góor jigéen wallaay wax nga dëgg waaye jur yi si seen jëmmu bopp ñoom ñooy def seeni doom góor jigéen gis nga góor gis nga xale dañ koy yar xale bu mu nekkee xale nga koy jàngal diine mu màggaale ko bu ko màggaalee loolu lay continuer mais su fekkee bu mu nekkee xale yow leneen nga ko doon jàngal lépp xale lépp loo ko mooñaale rek loolu lay màggaale parce que bant ca tooyaay ba nga ko mën a jubbanti mais boo bàyyee ba bëgg bant bi woo est-ce que du nga ko mën a jubbanti boo koy jubbanti mu dàmb wallaay wax nga dëgg waajur yi nañu yar seen doom yi ñu bàyyi seen doom yi ñuy defal yëfu jigéen doom bu góor bi ñuy defal yëfu jigéen góor la jigéen la man daal Ndiawar xam naa ne ñu bëgg a participer ci émission yi bari nañu mais foofu lañu waroon a saafara ba pare ñu delluwaat ci yaru maam yi parce que maam yi dañ doon yar seeni doom yi mais Elimane parce que waaw gis nga li nga wax am na solo mais xam nga gis nga xale waaw su fekkee kër gi mu màggee ay jigéen rek ñoo fa nekk waaw dafay doon benn góor boo xamante ne dafay nuru tuuti jigéen parce que xam nga xale day roy su gisee jigéen ñi bu ñuy wax ni ñu defee manière di regeju bu ñuy dox di kii di biiñ moom day defe ne loolu c'est normal ñoom ñoo leen ci encouragé nag Ndiawar jigéen ñi ñoo leen ci encouragé parce que ñoom ñoo la koy defloo nga koy def ñuy ree di la tàccu mu leen di neex tey ji ñu ne la kaay lëmbalal ma may la 100 francs xale boo ko ne kaay lëmbalal ma may la 100 francs mu day lëmbal ba mu saf de Ndiawar waaw lëmbal de wax nga dëgg de ñoom ñooy formé xale yi ci loolu ñoom ñoo leen koy formé Ndiawar li ma lay wax nii lu ma xam la ñoom ñooy formé xale yi ci loolu wallaay dëgg la wallaay xale lépp loo ko mooñaale loolu lay màggaale su fekkee xale même bu nekkee ay jigéen yëfu góor ngeen ko doon def loo yëfu góor boobu lay màggaale mais nag xale doo ko jàngal yëfu jigéen boo ko jàngalee yëfu jigéen loolu lay màggaale dija maam liin jërëjëf Elimane mu ngi noonu xam naa del bàyyi gars yi ñu dugg participer mais thème bi am na solo trop Ndiawar ñu ngi lay féliciter bu baax a baax jërëjëf Elimane merci beaucoup jërëjëf Khalifa Ababacar waaye sànq ligne bi saa waay dafa woote rek xam naa diggante Skype bi
ak whatsapp bi ëpp doole dafa woote rek après sa ligne kii quoi. dëgg la. waaw maa ngi jégalu bu baax a baax. non amul benn problème. mais nga ne Elimane bi moom saa yu duggee rek. faaw mu dompat Ousmane Sonko quoi. waaw. te yow ku dompat Ousmane Sonko rek nga ñëw fayul ko. ah du question fayul sax mais gis nga lu ma ànd ak moom. bi ma yëgee affaire bi daf ma choqué dëgg wax dëgg fa neex yàlla. waaw mais dama ne rek loo xam ne kenn xamul kii wax na kële wax na. te yàlla rek a xam. waaw même bu doon sax li xale bi wax yëpp am na. waaw yoonu sénégalais yi nekkuñu ci na nekk moom ak digganteem ak boromam la. ku nekk boo deewee nga layoo li ngay layoo. man de loolu laa jàpp. pour man débat loolu noonu dañ ko war a clore quoi bàyyi nekk na seen diggante ak seen borom la bu amee baax na moom dina ko digaale ak boromam bu dee xale bi li mu wax tuumaal la. bu génnee bu deewee moo boromam la. waaw bu fekkee ñi nekk ci réew mi di toje xaalis bi di ko yóbbu xaa kon dañ leen di bàyyi ak suñu borom. déedéet bokkul parce que li xaalis bi. suñu alal la. lu ñëpp bokk la mu jël sàcc ko mais loo xam ne diggante nit ak nit la. waaw ñoom lu ñu sekk loo xam ne même bu dee bàkkaar la ñu ni bàkkaar la te suñu borom moo ko tere. bu ku mu neex nga def bàkkaar bu la neex. mais yow ak sa diggante ak sa borom la ñun amuñu compte bu ñuy rendre au fait. mais tojekat yi nga xam ne dañ leen a jàpp ne ay tojekat la ñu woon. ndax ñooñu war nañ leen wóolu tamit ñoom ñu bëgg a jiite suñu réew mi te ñoom officiellement xam nañ ne ay tojekat lañu. man de personnellement dama jàpp ni. même loolu dama koy wax biir Pastef ñi am na waa Pastef yoo xam ne sax dañuy dal sama kaw su ma koy wax dama naan man. pour man ñoom ñëpp a yem. da ngay seet ku tane. mais politiciens yëpp a yem. le moindre mal. voilà te loolu sax yow ci nga loolu ci nga moom ngay wax souvent. wallaay. mais sëñ Ndiawar bu weesoo loolu dafa am domaine santé bi ngay wax nii. sànq bi nga koy wax noonu temps yi nag sama xol dafa jeex trop ndax sama waajur bu góor ci boppam. ndeysaan. waaw dafa subir hôpital benn préjudice boo xam ne. ci maanaam docteur bi ko doon suivre benn négligence bu doy waar. ndeysaan waay massa. waaw ba affaire bi dem ba jéggi ëpp loxo. mais bi ma ko saytoo fii nii France. gars yi daal ci gàttal liñ ma xamal ni que ni y a eu vraiment une erreur médicale. donte fépp lay am. dëgg la. man nag am na loo xam ne bëggoon naa vraiment ñu yi ci interpeller bu dee am na ñuy déglu. ci docteuru Sénégal yi nañu ànd ak yërmande ak compréhension. di jël temps di wax ak nit ñi. parce que boo ñëwee ñu lay dànkaafu di la jaay ni ñoom rek a xam. di la imposer booy wax ak ñoom duñ la faale di def ay comportement boo xam ne nii. normalement le médecin il doit être psychologue moom de par ses paroles ak ni muy comporté ak yow daf la war a rassurer wéral la balaa mu lay jox garab. mais daal fi mu toll nii man daal maa ngi ci ay procédures pour porter plainte ak yu kenn xamul mais suñu docteurs yi. nañu bu weesoo nombre hôpitaux yi ñuy tabax nañu maanaam. bu amee ay erreur médicale na yoon dal seen kaw ba nga xam ne duñ ko ñemee def comme ci dëkk yi civilisé nii fonctionner. waaw loolu daal laa bëggoon doole ci li nga wax. mais Khalifa Ababacar. waaw. gis nga man bi may nekk étudiant université de Dakar. pavillon bi ma dëkkoon amoon na benn gain bu nekkoon fac médecine. vraiment ci dernière année de formation la nekkoon mais moom dentiste la quoi. mais saa waay ak moo aayoon. dafa amoon ay màgget yoo xamante ne daf leen daan indi foofu ci weekend bi ci biir dormi fi ñu dëkk. man ak ñoom ñoo dendee woon. mais da leen defal ay dental implant maanaam di leen defal seen bëñ yi. di ko mesurer ba mu baax. mais waa ji moo dàq mandiku yàlla bind. day mandi ba ne tat lay doog a def liggéeyam. gis nga sunu réew mi dafa bëri ay mandikat. ci mandi googu la ñuy defee ay erreur médicale yu dul jeex li ma lay wax ne nag lu rëy la lu ma lay xamal. lu bëri ci corps médical bi. gars yi bu ñu mandee la ñuy mën a liggéey. ki ma lay wax moom bu mandi daan tat nga gis ko mais lu mu liggéey day baax te pourtant des fois mën nañu def ay erreur.
loolu moo tax sunu réew mi assurance yi nga xamante ne moom la docteur bi di am buy def practice su defee erreur dañu war a seet naka lañ koy fayee ki nga xamante ne mooy victime mais problème bi mooy hôpitaux yi gars yi dañuy def ay erreur ba pare ñu xam ne ñii ay baadoola lañu te baadoola bu porter plainte justice koo xam ne moo ko ëpp alal am na nu muy demee dossier boobu du avancé dëgg la loolu moo tax boo seetloo sunu hôpitaux yi mais xoolal da ngay ñëw ñu defal la anesthésie ci lu ñàkk fayda ñu ne dee na dëgg la affaire yu ñàkk fayda la ñuy def opération yoo xamante ne docteur sax mën naa tëj bëtam ñu ne la dee na waaw donc li ko waral am na lenn loo xam ne bu fekkoon ne dina am benn sanction pécuniaire financière buy jugee maanaam ci ki def erreur bi hôpital bi dina xam ne docteur bii de saa yu plainte yi mu yore mu juge ci moom bari na am na ñu ñuy opérer bët ay cataracte ñu jaar ci gumba dëgg la te fii nii cataracte doo gis kenn kuñ ko opérer mu gumba wala ay glaucome gars yi dañuy ko opérer ay nit seen bët yi di tuuru léegi nag bu fekkoon ne assurance bi day fay nit ñi li état bi war a def mooy fexe ba assurance bi di fay nit ñi parce que assurance bu fayee ñeenti yoon ci benn cas benn nit boo xam ne mooy def loolu bu boobaa dina ab hôpital bi yow dootuma la assurer wala yokk naa ko nu seeree noo xamante ne précaution bi mu laaj hôpital bi dina ko def pour que waa ji bu compétent wul ñu dàq ko dëgg la mais amul benn sanction boo xam ne moo ciy jógee moo tax ñun sénégalais yi cas yi ma koy dégg dafa bëri kaawu mand bi laa xam opéré nit fàtte ay sparadrap ci biiram fàtte ay ciseaux ci biiram yi nga xamante ne xam nga des fois bu ñuy opérer nit ci biir dañuy jël ay coton teg ko pour que muy suction li nga maanaam muy aspirer liquide bii di wàcc des fois dañu koy fàtte dañuy pare au lieu ñu dindi ko ñu fàtte ko ci biiru ndaw si wala ku góor ki yooyu yëpp ay erreur médicale la yoo xamante ne nii assurance yi bu ñu doon fay hôpitaux yi dinañu def attention ne docteur bi bu ñu fontoo te ñu coûte beaucoup d'argent bu ko defee dootuñu ko defati wax nga lépp man ko ci wax nga lépp doy na waar daal waaye yàlla la yàlla jàppale ci sa papa jooju yàlla na ko yàlla may wér amin yaa rabbal alamin amin yàlla na ko yàlla may wér amin jërëjëf sëñ Ndiawar merci beaucoup jërëjëf kon mbokk yi xam naa ñu ñëw yemale foofu waxtaan wi di jéggalu nag képp koo xamante ne dégg nga fii lu la neexul ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax ku fi dégg nag loo xamante ne mën na laa jariñ li américain yi di wax implement it mooy maanaam nga mettre ko en œuvre pour ñu tegu ci yoon yoo xamante ne dina tax ba nit du rêver wala di julli ba di wérdu ba yàlla ne la naam loo bëgg nga daan ko dem France wala dem États-Unis waaw ndax bu boobaa dinañu mën a am cadre de vie parce que li ëpp li tax ñuy bëgg di rêver di génn rek cadre de vie buy changer kese la quoi waaw mën a bàyyi mën a dund ci dëkk bi te kenn du dugg say business kenn du la noonoo kenn du la saaga kenn du la agressé kenn du la mbëkk ba pare ne awma assurance yàllaa ko dogal kenn du rey sa doom ne la yàllaa ko dogal doo dem hôpital ci ay opération yu simple procédure yu simple ñu ne la nit dee na ñàkk na ci bakkatam par manque de précaution par négligence médicale yooyu yëpp daf fay jóge li tax gars yi mënuñu ñemewuñoo wóolu dem ci sunu hôpitaux yi di fa fajoo wala di fa defee opération di dem France loolu yëpp cadre de vie organisé la quoi mais man li ma am fii bu ma ko amoon Sénégal damay créer sama cadre de vie nag jëm cee dund nan ko créer waaye cadre de vie nañ koo créer bu ko defee Macky Sall du ñëw du noppali ko Amérique di dem ndugg ji supermarché kenn xàmmeewu ko kon day dem ndugg ji Albert Sarraut gars yi di ko tàccu gars yi te du ànd ak garde du corps bis boo demee sa biir réew nga ñemee génn sans garde du corps rek mooy yaa ngi def lu baax tant que yegguloo foofu loolu mooy wane degré de leadership bu nit mën a am ci réewam yàlla xam na ko yàlla noonu yàlla yokk sutura may ñu dégg ak topp baal ñu suñuy bàkkaar yokk ñu jàmm mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan bi ba suba incha allah ci beneen émission jërë ngeen jëf. ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suux
Kër FM seeni kër laa ma gaa ñi dégloo ci sunu Kër FM sunu rajo laa autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo